A221, une autre vision de la télé. A221, une autre vision de la télé. Une autre vision de la télé. Salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi jërë ngeen jëf ñamaat tey ji mbégte bu yaatu dikk ci yéen ci seen édition spéciale bi nga xamante ni moom moo ñeel ab poñ ñeel wàllub actualité rawatina nag ci lu jëm ci wàllub ASP yi nekk fii ci réewu Sénégal ak yëngu-yëngu yi nga xamante ni jot na ci am muy yob doxub ñaxtu bi xamante ne ni démb daal nañ kaa amal ngir rek sàkku ci seen diggante ki njaatige ngir rek ñu daal leen di gën a mën a beral li nga xamante ni moom moo di beneen ponk wala boog beneen nekkin bu gën a ñoŋ rawatina nag seen intégration ci wàllub fonction publique ak yeneen i ñaxtu yi xamante ni daanaka jamono ji ñoom ASP wu Sénégal yi ñu ngi ci xaar seen tànk tuba bu baax a baax ba tax na nag démb ñu amaloon li ñuy duppee ab manifestation wante itam jàpp na ni ci weeru janvier bi ñu wees aussi amaloon lañu li ñuy duppee 72 heures maanaam ñetti fan yi xamante ni xàppati woon nañ ko ne daal dañu fente ni xànc ak morom wa ba tax nag li nga xamante ni moom moo di coow jiboon seen diggante ak seen i njaatige tey ji nag ñu dalal ci plateau bi ki nga xamante ni moom moo di Diamako Traoré nekk kenn ci ki nga xamante ni en tout cas bokk na si ñoom muy vice présidente bi ci ASP yooyu la wante itam nekk porte parole union des APS des ASP du Sénégal moom lañ fi dalal tey jii nii laata ñu koy jox kàddu gi sëñ Moustapha la àndal ak waxtaan gi Moustapha asalaamaaleykum. Sow ñu ngi lay ziar. di kontaan ci plateau bi di kontaan aussi ci wax ci sujet d'actualité bi nga xam ne ñëwaat na ñëpp. ASP wu ñëpp la donc seen mission ñëpp la daal donc tey ce sont des frères et des sœurs donc seen problème suñu problème la. ñu xool rek ñu ko mën a waxtaan ba lépp nekk lu baax ak nu mu mën a yembe jafe-jafe yi jóge fii et que ñu ci mën a def yëpp ci lu baax ñu def ko ci. ayca sëñ Moustapha Ndiaye ñu gërëm ko nekk taskatu xibaar fii ci Actu 221 soxna si Diamako Traoré salaamaaleykum ñu ngi laa nuyu. waaleykum salaam Mohamed maa ngi leen di fay di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfati Ibrahima autant pour moi. di nuyu waa Actu 221 yëpp di leen jaajëfatal ci plateau bi nga xam ne berndeel ngeen ko defee ñu mun fee jàllale suñuy mbébét daal macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp plus particulièrement mes chers collègues ASP confiance bi ñu porté ci man ba ñu bàyyi ma ak plateau yi yebal ma ci may dem di wax ci turu ñëpp kon maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm di leen nuyu di leen jaajëfal lu bëree bëri macha allah. xibaar bi njëkk nga baaxee ñu ko par rapport ak seen manifestation démb yi am na ci ñi ñu ci jotoon na teg loxo fu ñu tollu jamono ji. waaw macha allah dañuy santaat yàlla suñu borom bi lu wér yokk ci liñ ko doon sant démb suñu manifestation yi amoon nañu ay arrestation au début. Kaolack jàppoon nañ fa ay nit ñu bàyyi leen mais naka lañ leen bàyyee bàyyi bu metti lañ leen bàyyi dañoo jël ASP yi dugal leen ci auto police yi yóbbu leen ba ginnaaw Kaolack wàccee leen ci arrêt ci fa àll bi largué leen foofu bàyyi ASP yi ñu dox seen kii gilet yi ñu soloon yépp ñu xotti ko. bàyyi ASP ñu doxal seen tànk pour dugg si waat ci biir dëkk Kaolack bi mu doon nag loo xam ne wax dëgg fa yàlla suñuy frère d'armes ñoom ñoo ñu ko def ñuy policiers yi ñu koy naqarlu wax dëgg fa yàlla ndax bu dul woon dara rek amoon nañu cohabitation bu baax bu rafet suñu diggante woon ak ñoom ndax ginnaaw yàlla boole woon nañu ñu ngi doon liggéey ci jàmm ak salaam te problème bi du ñun ak woon ak ñoom kon wax dëgg fa yàlla waroon nañoo am beneen comportement bu ñu taxawoon bu ñu waroon a taxawee envers ci ñun ASP mais loolu moom ñu ngi koy déplorer ñun ASP yi ñun ñëpp ñu ngi koy metti du ko naqarlu bu loolu weesoo waa Kolda aussi amoon nañ fa ay arrestation ñooñu démb ci ngoon bàyyi nañ leen mais bañ leen di bàyyi dañ leen a joxaat ay convocation nañu xëy ñoom ñëpp ñu ñëw wuy siwaat foofu ci biir brigade bi tey à 9h. léegi laa coupé ak sama correspondant ya fa nekk ñu ne ma carrément ña nekk ci biir Kolda convocation yi ñu jot commencé nañ leen di jël ñoom ñëpp par kenn di leen entendre ci lan lañ def. lan mooy faute bi ñu def ba ñu war ñu mën a entendre ay citoyen lañ ay doomu réew mi lañ fii lañ juddoo fii lañ yaroo war a dox doxu ñaxtu ñu dox doxu ñaxtu ragal naa ni tojuñu lakkuñu comprendre nga yàquñu kon ban délit la ñu war a mën a def tey bay jotaat ay convocation dem ñu ñuy entendre di xaar lan ci ñun loolu ñu ngi koy metti lu bi ngeen posé démb peut-être c'est juste ça loolu rek la war a mën doon en fait mais normalement loolu garde à vue rek la waroon doon garde à vue la waroon doon bu def garde à vue bi ñu bàyyi ñu jàll loolu la waroon doon
ñu bàyyi ñu ñibbiwaat suñu kër wala soit ñu jàllale woon bu ñu jàllale woon bu ñu taxawee audience procureur lan la ñuy jàppee di nga jàpp plus de 50 ASP ci benn localité pour ne da nga leen di déférer ndax dañ doon dox si ak dañ doon marche maanaam dañ doon dox ak seen yelleef lañ doon laaj. defuñu dara lu ñaaw defuñu dara lu bon tojuñu lakkuñu defuñu dara parce que mënuñu nekk ci sécurité ba pare di marche di toj wala di lakk loolu xel nangu ko. dañ ko waxtaanee woon suñu biir ni tojuñu. defuñu dara marche pacifique la ñu wax amaana tey jii ñoom préfet yi bu ñu autorisé woon marche bi accompagner ñu woon gënte woon yomb ci ñoom ndax da leen marche pacifique pour nga def ko boo amee 10 éléments rek mën nañ la couvrir nga def sa marche mais ñoom bañ nañ ñoo jox éléments yi ñu couvrir mais mën nañu génnee ay éléments ay fourgonnette pour lan ñu interdire ñu marche bi fan lañ ko teg jaay doole boobu ci biir réew mi ak fi ñu toll nii l'état du Sénégal au 21e siècle ba tey ñuy jël nit ñi di leen noot ci loo xam ne teguñu ko ci leen dara ci li seen bànneexu bakkan rek teguñu ko fenn wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy ñaawlu wax dëgg fa ASP bu ne mi ngi koy ñaawlu. d'accord muy l'information d'hier en tout cas par rapport ak les arrestations yi nga xamante ne jot na ci am et tout ak seen libération déplore nga ko léegi ñu dem Moustapha Major di kaddu gi incha allah ñu dem Diamankou ñu dem ci nëw problème yi maanaam xolu problème bi lan mooy seen problème jamono ji pour Sénégalais yi la si gën a comprendre lan ngeen di ñaxtu lan ngeen bëgg jamono ji nguur gi doxee ko seen diggante. waaw Ibrahima sans plus tarder balaa may dugg ci question boobu. suñu mbokk ASP yi nga xam dañoo féetee actuellement Kolda ñu leen di defal di leen jël ñoom ñëpp par kenn. di leen entendre dañoo bëgg mu arrêté. na arrêté mais na arrêté quand même parce que gis nga bu fekkee ni mbir dafa xew ci dëkk lay indi jàmm ja da nga cay dox soo bëggee jàmm am. bu ñu bëggee jàmm am nañu dox ci jàmm nañu bàyyi ASP yi ñuy xoqatal demande d'explication yi commencé na wàcc ñenn ci ASP yi parce que dañoo demoon démb manifester wu fan lañ ko teg nañu arrêté li ñuy def bu dee bëgg nañu jàmm ak ñun su fekkee na wooteew ñu jàmm baax na population Sénégal yéen a ngi seetaan seeni doomu réew ñu leen di xoqatal di leen jox ay demande d'explication di leen jël ay PV di leen entendre lii bu arrêté wul fa mu jëm du neex de te liy raam nag ci ñag bi la jëm te ñun nous sommes tout prêts nous sommes tous engagés et déterminés te duñ ci dellu ginnaaw benn yoon parce que duñu nangu kenn ku ñu bafoué on nous tue mais on ne nous déshonore pas duñ ko mus a nangu noonu la fa demee léegi nga bëgg ma dugg ci suñu problème yi ñëpp xam nañ ko umpul daanaka kenn Sénégal ndax ñun dañoo nekkoon ay ndaw nekk ci réew mi ku ci nekk ci ñun amoon foo nekk di fa jàpp di liggéey di ca yaakaar di ca dund di ca faj say soxla en 2012 ba Macky Sall toogee pouvoir mu créé mu teg projet création d'emploi au Sénégal woo ci jeunes yi en 2013 ñun ku ci nekk ci ñun da nga am nekkoon ci dara yàlla macha allah ñoŋalal la ko ba nga amoon ci bi yaakaar mais ba état du Sénégal woote dañ ne comme état moo woote te état wax dëgg fa yàlla mais du ñëpp aussi ñoo nekkoon ci dara c'était surtout pour wax nga ko léegi xeex chômage bi nekkoon ci réewu Sénégal moo taxoon. waaw parce que xam nga bu ñu nee donc chômeurs yi aussi ñëw nañu répondre à l'appel quand même. waaw chômeurs yi ñëw nañu répondre à l'appel mais bu ñu nee ñëpp xam nga nit ki mënoo nekk chômeur rek. toog daal di yuus ne yàcc ni yasar déedéet lu mu bon di nga am ci looy dugg ay business genre yu demee noonu. kon foofu la ñuy waxee en grosso modo. ñëpp dañoo bàyyi woon ca lañ nekkoon ñëw wuy si à l'appel ba ñëwee wuy si ne chef de l'État moo wootee nous sommes des citoyens ñu neen nañu liggéeyal suñu réew ñu nangu ñu jël ñu yóbbu ñu formation ba ñu jëlee yóbbu ñu formation xamuñu woon li ñuy xaar dañ ñu xamaloon ni carrément comme gouvernement la mënoon ngeen am ay salaires yu commencé par 150 000 jëm kaw gars yi rafetlu ko nekk ci formation militaire bi mu metti loolu ñu enduré ko à notre grande surprise jour bi ñu jeexalee formation lañ ñu ne da ngeen di signer ay engagement yoo xam ne da leen di wan ne fépp fu ñu leen yóbbu ngeen di liggéey fukki junni lañ leen di fay mu nekk lu décourageant jour formation bi ba mu jeexee ay 1000 francs lañ ñu dox ba ñu teg ñu ay rang di ñu jox 1000 francs ne passe leen ñu def 45 jours de formation ay 1000 francs passe leen ñu bëri gedd ko dem ñibbi affaire bi xamatuñu lu mu ñuy nduru imagine ca la nga nekkoon boo ko bàyyee nga ñëw ba fii sa yaakaar tas boo ca delluwaatee di nga ko fa fekk doo ko fa fekk ñu ne nañu jàpp comme état la te nee nañu engagement yi 2 ans renouvelable la une seule fois bu kaw sekk ci kaw seen liggéey bu ñoŋee kon bu ñu xaaree loolu amaana yàlla mën nañ defal sutura ñoom ñu dugal ñu fonction publique parce que loolu lañ ñu wax mais à notre grande surprise 2 ans yi jeex ñu renouveler ko parce que bu ñu ko renouveler liggéey bi moo ñoŋ lañ yaakaaroon ci ASP am nañ ci lu sut seen jot moo waral tey ji liggéey bi tollu fii 2 ans yi jeex ñu jël engagement yeneen 2 ans muy 4 ans ñun ba 4 ans yi di jeex xam nga lan lañ doon xaar ci ñu libéré ñu bàyyi ñu ñibbi wala ñu jël ñu dugal ñu fonction publique parce que loolu lañ waxoon ak ñun
mais ñu ne titre exceptionnel chef de l'État moo ko joxe encore 2 ans encore ci même condition 50 000 francs. muy 6 ans. 6 ans yi di jeex ñuy dundee yaakaar ñu ne waat yokkaat nañu 1 an ñu ne waa lii lan lay nduru ñu ne garaawul ku muñ 6 ans 1 an garaawul. 7 ans yu jeex. ñu dolliwaat 1 an. ci biir 1 an 7 ans yooyu muy jeex dañu ne dañ koy def corps spécial ñoom ñoo ko wax. ñun may leen ñu fii ak 1 an ñu liggéey ci corps spécial bi ñu ko bëgg a def. mais nag bu ñu nee koo ñaan benn yoon ñaan ko ñaari yoon nga ñaan ko ñetti yoon na ko fii bii yoon nag lii laa leen bëgg a defal may leen ma bu ñooñu bàyyee lépp ne may nañ la kay bu dee jeex nag wax dëgg fa yàlla la nga waxaaleeg ñoom nga war a def gor ca wax ja. la nga diggaaleeg ñoom da nga ko war a def. mais à notre grande surprise ñu toog ba décembre dégguñu leen contrat yi jeex fin décembre. ci la ñu commencé depuis novembre du fekk na ñu doon concerté di xool ndax bu fi parce que amoon nañu rumeur ni dañ koy yokkaat contrat bi 1 an. ñu ne lii duñ ko seetaan. d'accord yéen yokk 1 an boobu noonu surtout ngeen bëgg a anticiper ngir ñu defal leen corps spécial boobu nga xamante ne déggoon nañ leen ko. waaw loolu lañ bëgg. d'accord sëñ Moustapha mbir mi gisoo cëpp yàccaar am déet yàccaaral je veux dire parce que aussi ci li ma déggee en tout cas xaar gi yàgg na 4 ans ba 9 ans ou bien ba 8 ans quand même. je pense que ni patience bi temps bi quand même xaw naa xëcc tuuti. bon d'accord balay boobu xam naa damay ñëw ci acte yi ci manifestation yi am démb. il faut aussi que ñu comprendre benn chose tey. xam nga ni ma ko waxee. ci entame émission bi. seen combat suñu combat la. service yi ñuy def ñun ñëpp ci bénéficier. donc bu dul dara bu loolu lépp jàlle même bu ñu ci bénéficier wu ay frères la ay compatriotes la seen combat ñun dañ ciy taxaw ñu ci war a taxaw mais aussi il faut que tout le temps ñuy dépassionner débat yi parce que mu jëm ci dëkku yoon donc dafa am aussi nu muy doxee tey bu ñu tàmbalee ci marche bi d'abord la marche était interdite donc kenn légalisé wu ko ñoom ASP yi seen bopp bu keneen daan def marche ñu interdire ko bu police di réprimander ñoom dañuy bokk ci ñuy réprimander ñooñu ay sénégalais donc ci yoon la bu ñu leen fekkee ci télé bi ñu réprimander marche boobu et que ñu procéder à des arrestations donc loolu tamit buñ ko jàppee ci yoon lañ ko teg waxuñ ne normal na waxuñ ne kii mais ci yoon la ndax ci réewum yoon la ñu nekk. deuxième aspect bi mooy tey jii ku teggi yoon aussi dinañ la woo dinañ la entendre. donc jàpp naa ne tey nekkul loo xam ne mën nañu créer au scandale procédure normale la boo xam ne ñoom ay éléments lañu woon ci procédure yooyu noonu. ci yëm ci yeneen Sénégalais. effectivement donc beneen aspect bi mooy ñoom en fait état bi li mu def man débat bi pour man marche bi sax du problème bi du no problème bi pour man coow yi du no problème bi. no problème bi c'est marche bi aboutissement là en fait. voilà man pour man no problème bi saw c'est en fait c'est la nature même la philosophie même des ASP. est-ce que état du Sénégal daf ko créé woon réellement pour création d'emploi ou pour teg benn politique populaire. man à mon avis politique populaire laa ko gisee. bëgg a wane ne créer naa emploi rek mais defu disposition yi ci war. parce que tey bu ñu jëlee agence de sécurité de proximité. bu ñu déggee tur bi li muy porter ci sens est-ce que sur le terrain loolu la ñu gis où est la sécurité de proximité amenée par les ASP du ñoom ñoo ko teg de du ñoom ñoo ko deful de parce que aussi décret d'application moo génn. le 5 août 2013. wax fi ñu war a yem. ak ci ñan lañ war a tënku. donc fu la ñu war a def li ñuy def yëpp dañ leen ko def loo mais tey. amoon na bu ñu bëggoon ASP nekk corps nekk des agents qui servent à la nation sénégalaise dinañ leen utal beneen aspect parce que bari na mission yi nga xam ne mën nañ ko liggéey parce que ASP je pense que bari na ci trop ñoo xam ne ñii demoon nañ armée ñii dañu engagé ñii ñu libéré woon la ñu def service militaire ba pare léegi tey jii bu dee nag politique populaire la comme ni ñu ko faral di defee fii Sénégal damay créer emploi rek créer 50 000 emplois jot naa leen mais l'état ku ne xam na ne pays pauvre la ñu nekk très endetté yoruñu benn doole bi pour fay yenn masse salariale yi dañuy obligé waat donc faqastal bi fi muy nekk mooy ca fay ak ci condition de travail yi donc tey mais aussi bu ñu fàtte ne aussi Diamankou c'est aussi ay volontaires ngeen aussi aspect boobu aussi le plus souvent dañu koy fàtte y a l'aspect volontariat aussi bi nga xamante ne moom moo accompagner l'engagement des ASP. d'accord foofu laa jëm si sax. côté bi ñu ñëwee nag. ci côté recrutement bi donc loolu wàllum état la. pour man état lajj na. ci lu bari. ci idée bi lu baax la woon. mais ci utilisation ASP yi. ci orientation yi. stratégique yi. dañ ci lajj lu bari tey ASP yi mënoon nañu jariñ lu bari te ci biir débat bi dinaa ci revenir. wax joxe exemple yi. beneen affaire bi mooy ci ñoom aussi. fi ñu lajjee mooy bi ñu paree formation engagement la woon.
amuloon benn situation contraignante bu leen forcer ñu signer ko. te biñ koy signer xamoon nañ ne lii lañ leen di fay. et que y avait pas de garantie parce que bu ñu demee seen décret d'application boo demee ci article 3. attribution yi. état mu ngi ciy wax ne agence bi. c'est-à-dire que seen agence. ak directeur bi en collaboration avec les forces de sécurité. ñoo yor planification bi. pour les politiques de proximité. politique de sécurité de proximité. mais aussi benn aspect ñoo yor planification yi pour contrat locaux yi ak lépp luy recrutement et tout ça. donc ñoom dañoo am d'abord fu ñu yem. kon tey seen recrutement police ak gendarmerie ak seen agence dañ ci am liggéey bu am solo balaay état di intervenir. état aussi mënul joxe pouvoir de part di ci topp parce que ni ñuy fonctionner. ak compétence bu ñu ko transféré kooku daf koy appliquer. bien sûr donc foofu noonu ñoom engagé wul nañ donc pour man ñoom waruñu kaas lu ñu leen fay. parce que c'est un engagement boo xam ne volontairement. ñoo ci engagé wul ñoo ko def. c'est un engagement bi nga xamante ne dañ ko defoon yaakaar ni xëj na bu ñu demee ba ci biir dina am évolution bu am d'autant plus que mais bu ñu xoolee aussi comme ni ko Moustapha junjee léegi aussi ci texte yi c'était dit carrément que ni mënul nekk une porte qui mène vers la fonction publique en fait depuis ba ngeen ciy dugg xamoon ngeen yooyu ci décret d'application bi muy bu 2013 5 août 2013 bi. non ni ko Moustapha waxee ñun jàngatewuñu ko noonu. parce que ñun engagement volontaire civique yi ñu signéloo. ci biir engagement yi dañ ne ay volontaire civique ngeen. yu engagé wu pour ñu jël leen liggéeyloo leen ci différents services yoo xam ne seeni service utilisateur yi leen di wàcc ñoom ñoo leen di wax ni yéen lan ngeen war a liggéey maanaam lan lañ leen di doyee fa ngeen di liggéeyee. ok. ba pare ñu xamal ñu leen ni. ci loolu engagement bi nga xam ne agence bi jël na ko. dinañ leen fay fukki junni. mais service utilisateur yi dinañ leen dolli 30 000. loolu lañ ñu waxoon. ok. comprendre nga. léegi ci kaw loolu la ñu signé. loolu moom moo nekk ci li ngeen signé. loolu moo nekk ñun ci lu ñu signé. ñu ne ñu 2 ans. renouvelable une seule fois. ci kaw bu fekkee ne li ñu leen di doyee mata ngeen ko. ay français la. lu bari lay junj. day junj. kon bu fekkee ñun lu ñu doyee mata nañ ko. moo tax ba 2 ans jeexee ñu renouveler ko. kon amoon nañ ñoom la ñu yaakaaroon ci ñun. am nañ ci plus. parce que dañoo wane détermination. léegi bu 2 ans yooyu waroon a jeex moo tali 4 ans. loolu foofu lañ ñu xamalee ni woon ni carrément 2 ans yooyu bu jeexee soit dañ leen di libérer. mais sans problème mooy que soit ñu jël leen. bi 2 ans yi moo bàyyi nit ñi foofu. bi 2 ans yi jeexee lan moo tax kaasoo leen te njëlbeen rëq-rëq yi nga xamante ne. non non parce que moment boobu mënuñu ko woon kaas. parce que dañ ne contrat bi 2 ans renouvelable une seule fois kon 4 ans yi successifs il fallait que mu dem. mënoo woon kaas ci 2 ans yi njëkkee parce que niñ ko bindee. boo defee 2 ans bu jeexee dañ koy renouveler 2 ans. kon yow xam nga ni kat. renouvellement n'est pas obligatoire. mën nga bañ a renouveler si tu veux. ñoom non ci liñ ko bindee ci engagement yi. non yow volontaire bi mën ngaa bañ a renouveler. waaw mais xam nga bu fekkee yow nee nga jël nañ la ne la yow dañ laa yaakaar jël nañ la jox la liggéey ne la kaay liggéeyal ñu fii. waaye liggéey bii nga ñuy liggéeyal dañ lay fay juróomi dërëm. mais ci kaw boo ñu wanee liggéey bi ne rafet na. dinañ la dolli laat nga liggéeyaat beneen at. comprendre nga. ci biir at yooyu nag bu jeexee. mën na am bu ñu leen jëlee yokk dugal leen feneen xam nga da ngay def sa kétt lay kattan. pour jéem a yegg foofu ñu lay wax ak yow. noonu la fa mbir mi demee ba tax tey ñu toll fi ñu toll boo gisee nag kaasuñu woon dara. parce que mbirum état la. dañ ne état dara am gaawul. te ginnaaw ñun tamit ay doomu réew mi la. bu ñu état soxlaa war nañu sacrifier wu. moo tax ñu sacrifié woon à ce moment là. mais ba 4 ans yi jeexee ba ñu waxee 2 ans yokku nañ ko. am na ñu mu neex am na ñu mu naqari mais dañ ne nañ jàpp rek comme état la dina baax. dina baax boobu di dundee yaakaar ci état du Sénégal tey mu ñu indi tey ba ñu yegsi fii ñu yegsi d'autant plus bu loolu weesoo. ñoom dañu wax ne ay engagés civils volontaires ngeen. ba pare daal ñuy tënk ci benn article 35 boo xam ne boo ko xoolee ci code du travail homme de loi yi la tënk. foofu maanaam dañu bëgg a xamal ni yéen ay homme de loi article 35 bi da leen di tënk ci waroo leen grève waroo leen marche waroo leen syndiqué loolu moom moo nekk ci seen statut. waaw moom laa la waroo leen syndiqué waroo leen politique ñoom ñoo wax loolu ba pare delluwaat ni ñu ay assistant de sécurité ngeen fi ñu leen yóbbu da ngeen fay assister kon bu ñu demee police lu ñu fa mën a liggéey lu liggéey bay rafet bu ñuy mentionné ci seen registre yooyu du ñu def ASP moo ko def police lañ koy def gendarmerie la même chose parce que ay assistant lañ kon ñoom mënuñoo wax statut boobu tënk nañ ñu ko nootee ñu ko au commencement nangu nañ ko parce que xamuñu woon dañoo jàpp ne loolu dëgg la mais de fur et à mesure ngay dem booy màgg da ngay renseigné wu
da ngay recherché wu da ngay dem ba xam ne ñoom lii ñu wax ay nax la ñu teg sa kaw ngir mën laa utiliser. tey ji moo indi frustration bi ASP yi nekkee ASP yi dañ doon nelaw ñu yeewu léegi xam ne ñoom état du Sénégal la mu tënk ci seen kaw maanaam direction bi jël ko nangul ñu pour ñu signer ñu ko dañ ko defoon pour tënkuñu ci ñoom ci seen i bànneexu bakkan loolu moo indi tey ji frustration bi yépp ñu nekkee. muy allez-y. parce que man loolu moo nekkoon li ma doon wax tout à l'heure. est-ce que tey le combat. casse salaire bi ñu lay fay la. bi nga xam ne yaa ko accepté woon. donc mënoo ci casse mënuñ la ci xeex la parce que yaa ko bëgg ñu fay la ko. wala xeex statut bi la. parce que wax jege na ko wax. tey gis nga li mu wax ça prouve que dañoo juum. problème mu statut lañ am ñoom. xam nga man pour man. démb rek maa ngi koy waxtaanee ak Samsidine ma koy nuyu de passage. pour man problème ASP yi problème de statut la. et que seen xeex. dañ ko war a accès ci statut yi. mais pas ci lii lañ ma doon fay ak lii lañ ma doon fay parce que tamit. contrat bi nga signé en âme et conscience kenn mënu la ci xeexal. bien sûr côté statut bi nag. comme je l'ai dit tout à l'heure bu ñu nee sécurité de proximité. waaw Sow par exemple rek benn exemple bu simple ñaata agression ñooy am ci koñ yi est-ce que tey agence bi mënuloon nekk vraie sécurité de proximité. ni ñu ko daan defee bu njëkk. di dajaloo ci koñ yi xaar exemple bi rek laa yor. di dajaloo ci koñ yi di fay ay nit. yu dul benn agence. pour ñuy garder koñ bi. mais pourtant vraie agence de sécurité de proximité. war na mën a am mission boobu. tey mënoon nañ ci am loolu da ngay delluwaat ci statut bi nga xamante ne aussi moom moo leen tënk. xam nga ñoom dañ leen di orienté ci ay services yi nga xamante ni. ñoom ils sont des assistants c'est-à-dire que ñooñu muy police muy gendarmerie ñoom ñu leen mën a wax lii ngeen di def. ci bërëb bii nii. li ngeen fi liggéey donc c'est l'État d'abord qui a fixé et a limité même seen domaine d'action. par rapport à la sécurité. parce que c'était une politique populaire. c'était pas amuloon envie état amuloon envie. vraiment dolli fi dara c'était une politique populaire. c'est une manière de montrer que je crée de l'emploi. je me soucie de la sécurité. mais en vérité ban sécurité la ASP rajouté tey ci kii. léegi Moustapha pour ñu dëggal sa kàddu yooyu société politique boobu ngay wax. agence bi ci loolu la tëddee. parce que boo ko xoolee ñi ko jiite ñëpp ay politiciens lañ ba pare d'autant plus quota politiciens yi dafa bëri ci biir agence bi. daanaka Macky Sall ba mu jeexalee campagne. ñi ko toppoon ñëpp nervi yi ko toppoon ak mbër yi ko toppoon ñëpp. ba mu créé agence kii bi d'assistance à la sécurité de proximité. 2012 wala 2019. 2012 ba mu génnee ci jëlee pouvoir nguur bi. en 2013 mu daal di créer agence bi. ñooñu ñëpp fale leen versé. donc où est cette envie de politique de sécurité. comprendre nga ñooñu ñëpp fale leen versé kon mbir mi mbirum politique la. seen quota politicien yëpp fa lañ leen dugal am nañ ci ay exemple yu dul jeex yu ñoo xam ne gis nañ ko te ñun ñoo bokk ak ñoom am na ci sax ñoo xam ne defuñu formation. ñu recruter leen directement ci biir. ñu recruter leen directement ba jusqu'à présent loolu moo am ci biir agence bi léegi yow ñun ñu ne dañuy kaas parce que dañuy fay fukki junni agence bi ña fa nekk di liggéey te nga xam ne ba ñuy sonn ci terrain bi ñoom ña nga tëdd seeni kër tey ñu jëlee leen foofu indi leen dugal leen ci biir agence di leen fay ay salaire de 300000 400000 ba 500000 ci lan fan lañ ko teg ci lan. te pourtant ñooñu ñuy jël gënuñu ñoo am compétence parce que bu dee jàng la ASP yi ci biir dañoo am ñi xam ne ay maîtrisards lañ ñii ay licenciés lañ ñii am nañ ay doctorat macha allah ci suñu biir ak ay formation professionnelle yi ne suñu biir bu fekkee ni dañuy segg. dañuy jël ci biir ñooñu ASP yi ñu segg leen ñu tànn leen jël leen fa bu boobaa dinañ ko nangu dañ naan kii mérite la. loolu nag bu ñu tënkoo ci décret d'application bi seen agence. moo am fautif foofu parce que dañ ne recrutement yi. ak rémunération yi ci biir. conseil de surveillance bi moo ko yor te conseil de surveillance bi ci biir lañ ko tànne ci biir lañ ko formé. ñoom pour ku nekk am fay représentant ci biir agence bi la loolu. je pense que donc problème mu agence bi la ak problème mu direction d'agence. si mais noonu la fa demee loolu ASP yi di ko déplorer neexu leen. alors am na aussi loo xamante ne avancé la quand même loolu aussi da ngeen koy nëppal mais quand même yéen a ngi bénéficier wu ci couverture maladie bi nga xamante ne aussi agence bi mu ngi siy xar tànk tubéem pour yéen ñëpp ngeen mën a faju. waa xam nga ñun duñu nëppal parce que ñun lu ñuy wax lu ne rek dafa doon loo xam dañ ko dund. nëpp lañu nee nañu agence bi jël nañu couverture maladie 80% mais 80% yooyu mu la jël. sa 20% yow yaa ko yoral sa bopp. 20% yooyu mooy suñu problème ñun ASP yëpp parce que mënoo di fayee ko fukki junni nga feebar au cours du mois sa xaalis jeex nga war a dem yëkkati 20% pour mën ko dolli ca la ngay pour nga mën a faju benn. accessible à la mutuelle dafa difficile. ñi nekk ci régions yi les plus reculées daanaka bénéficier wuñu ci ñun ñi nekk ci capitale bi bu ñu ciy bénéficier wu bu ñu feebaree dañuy def déplacement jógee fii dem ba cité kër góor gi comme ni ma koy faral di waxee sama biir wax samay exemple laay joxe man ma dëkk Pikine jógee Pikine fanaanee feebar yeewu dem cité kër góor gi dem jëli fa lettre de garantie ñu ne ma Dominique moo la jege Dominique ngay dem ma dellusiwaat ñëwaat Dominique
ma pare foofu jëlaat wëlbatiku sama sama ordonnance wala sama analyse yóbbuwaat ko cité kër góor bi pour amaat facture pour mën a jël sama demee ci pharmacie bi pour jël samay ordonnance damay dolli 20%. mais ci biir pharmacie bi tamit aussi foofu dañ lay xamal ne la ordonnance yi la sa médecin bindal te mu war laa faj lii amoo droit jël ko lii amoo droit jël amoo droit parce que mutuelle bi jëlu ko en charge. kon c'est une façon de parler ni jël nañu à 80%, c'est une façon de parler suñu mbokk ASP yi fi feebar tëdd sonn bay bëgg a dee fi mu toll nii à l'heure actuelle nangu ñu leen jël en charge. actuellement am na ñoo xamante ne dañoo sonn nekk ci situation boobu. yàlla seede na ni billahi wallahi avant may def plateau léegi am na ku ma woo téléphone. nee na ma bàjjan joxeel sama tur. Njaay Tem la tudd mu ngi il est de Louga macha allah ku sonn ci biir ASP yi di def di animer ASP yi toujours tey dossier médical la mi ngi tëdd biir direction amul suivi. ak keneen yoo xam ne ñun ASP yi ñun suñu bopp ñooy jël suñu dërëm ak suñuy ñaar dërëm dajale ko ba mu nekk benn somme ñu jox ko waa kër kooku pour mu dimbalee ko boppam mais lan mooy kon 80% yi lan moo tax mënuñoo jël ñu gars yi feebar ñi parce que seen feebar métti na métti goo xam ne ñoom seen bopp attanuñu ko léegi mutuelle bi mënu ko couvrir fan la dossier médical da nga koy dugal ci biir agence bi directement duñ ko traité pour lan ci fan lañ ko teg moo tax ñu ne kon maladie bi boobu ñu ne couverture boobu ñun sentiruñu ko gisuñu ko sentiruñu ci suñu bopp noonu la demee les raisons les plus reculées duñ ko bénéficier wu loolu mooy suñu problème ñun ASP yi nëbbuñu ko mais niñ ko doxalee moo baaxul dañ ko waroon décentraliser de telle sorte que boo dëkkee Pikine soo feebaree boo jubali jee ci hôpital ba lay faj boo yóbboo sa carnet rek war nañ la jël en charge en attendant xam nga comme ni ko yeneen structures yu mag yi di defee boo feebaree tey ji par exemple boo demoon hôpital principal da ngay yóbbu sa certificat de mariage sa photocopie carte d'identité ak sa bu jëkkër ak bu dee temps pension retraite la wala kii carte fonctionnaire am moom nga yóbbu directement jubali hôpital ñu daggal la ticket nga dem faju ji soo fa amee analyse pareil noonu la soo paree nga ñëw ci sa pharmacie nga jël say garab mais yomb na parce que nit ki feebar bëgg a jaabante dëggu fii génn am na sa état de santé fi muy toll doo ko mën. li ngeen di wax ni aussi est-ce que am na waxtaan bi nga xamante ni yéen a ngi koy waxtaan ak seen i njaatige à l'interne surtout balaa coow li di egg fii nii parce que aussi loo gis ci waxtaan lay mujj. waaw suñuy njaatige DG Birame Faye à l'heure actuelle. moom moo nekk ci tête bi. moo nekk ci bopp agence bi. moom ba muy soog a ñëw ci agence bi ubbi woon na porte yi pour les ASP ba amoon nañ fa benn rencontre ak moom. sama yeneen naataangoo yi dem seeti ji ko man jour ba dama amoon empêchement dew ma ainsi de suite par la suite Covid bi ba mu dugg see ba ñu defee suñuy dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm dem nañ fa yóbbul ko mu recevoir ña mais ba ñu demee ba jëfi commencé xamatuñu lu mu ñuy nduru def nañu tout non possible pour mu recevoir ñu mais sottiwul te wax dëgg fa yàlla ku la bëggut a recevoir wala lu tax recevoir la peut-être moom moo ko xam direction bi daf leen bañ a recevoir daf ñu bañ a recevoir parce que xam nga lu tax ma wax ko bu dee en matière d'administration bind nañu bu dee administration ni muy doxee bind nañu dugal pour mu recevoir ñu répondre ñu bu fekkee comme xam nañ la yow Ibrahima yow xam nga Mohamed kii DG moo nekk sa xarit ñu woo la téléphone ne la Ibrahima dimbali ñu ci DG mu recevoir ñu ñun soxla nañ ko de bëgg nañu waxtaan ak moom nga ni nga promettre ni waa amul problème maa ngi ci dinaa ko lijjanti dina sotti léegi incha allah dootul yàgg léegi ñu recevoir leen ñuy dundee yaakaar boobu te après du am. tey jii moo ñu indi fii ñu toll ne. man bi ma bëggee def dossier sur l'utilisation des ASP. ça date plus d'un an on m'a fermé toutes les portes amul benn accès bi ma mën a am ci direction bi ils ne veulent ni te parler ni te recevoir. en tant que journaliste j'ai voulu faire un dossier depuis l'année dernière. sur l'utilisation des ASP. parce que depuis tout le temps jàpp naa ne utilisation bi du ni mu war a dem. donc mu ngi noonu donc côté direction bi moom juste pour confirmer que man nekk naa ci même situation bi ñuy wax. noonu la bi ma ci bëggee def ay kii moom. c'est ça ay jàngat moom dañ ko bañ. par rapport à la responsabilité aussi des uns et des autres surtout wax nga ko sànq am na ñu nga xamante ni am nañu ay diplômes et tout. ay kàngam lañu mais dañu gis ni sur le terrain quand même dafa am benn genre je sais pas récupération la wala mais. policiers yi dañuy dem ba pousser ASP yi ñu leen di jouer seen rôle. ba ñu outrepasser même fonction yi nga xamante ne fonction ASP war na ko am jàppi moto laaj ay pièces yi auto et tout yooyu aussi ay dérives li nga xamante ne am na aussi au sein de votre corps. waaw mais loolu. maanaam ci li ma ci mën a joxe du maanaam ASP bi moo ko def ci coobare boppam. ASP def ko ci coobare boppam. ah oui déedéet man mi nga xam ne nekkuma circulation. sañu maa dem laajte benn pièce même bu ma nekkee en tenue romb woon embouteillage am sañu maa dem di laajte benn wala ma gis infraction nit def ko sañu ma ko dem laaj pièce
parce que nekkoo ci circulation parce que nekkuma ci mais nekk ci circulation bi aussi taxuta APS bi xaaral moom laa lay mais bu fekkee ni yam naa ci problème am tey jii mën naa cee intervenir man intervenir naa ay problème yoo xam ne fekkee naa ko woote commissariat ñu indi seen oto embarqué waa ji ak man ñu dem ma joxe instruction yi bàyyi leen fa ak moom loolu sama liggéey may na ma ko mais ñi nekk ci biir circulation moom laa lay bëgg a wax ñi nekk ci biir circulation bi di laajte ay permis di téye ay moto dañ leen koo sant ñoom sañuñu ko parce que bu ñu koy def du ñoom kese ñooy taxaw ci tali bi la majeure partie ASP yi ne ci tali bi di def circulation doo leen gis ñoom kese ñu ne dañuy nekk ak ay policiers kon bu fekkoon du sañ-sañu policiers yi ñu leen ko sant duñ ko def amuñu fi tam. donc c'est mission d'assistance ngeen nekk. mission d'assistance la parce que mënuma di la liggéeyal. ñu jox ma la ngay sama chef. nga ni ma demal taxaw côté bee dañuy def opération moto bu ñëw jàpp ko ma ne du ma ko exécuter. du ma ko def. il faut ma exécuter la tâche. ASP bu jàpp moto dañ ko koo sant mais def ko à son propre gré amul parce que ci fan ñi sant la ñuy liggéey ak ñoom ñoo ñu koy sant. bu ñu ko santee dañ koy def. parce que jàpp moto boobu ci circulation bi la rek mais ASP yi nekk nañu beer di ànd ak policiers yi sur le terrain mais xam nga ASP kase du sol du civilu dem di jàpp nit. te àndut ak policier wala nangam. ay missions yi loo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy suñu service utilisateur ñooñu koy sant ñu def ko. te ginnaaw dañ ñoo xamal ni ñoom lañ leen jox. lañ leen sant ñoom dee leen def ñoom lañ leen sant ca nañ ko bëggee ci seen i liggéey kon noonu rek lañ mën a def ak ay risques yi ngeen di encourir aussi. risque yëpp problème bu ne nag am na ci ASP ci yu mel noonu ba ay arrestation sax am na ci ba ñu tëdd ci ay kaso te pourtant ñun suñu waa direction yi nga xam ne tey ñoo amoon waroon a am taxaw ci yooyu li ci bëri ci ñoom dañ koy sàggane. ndax yéen seen direction mu ngi leen di taxaw ni leen war a taxawoo seen mission. déedéet taxawuñu parce que boo bëggee dëgg direction bi lan la ñu taxaw mooy salaire yi ba bi DG Birame Faye ñëwee ba léegi nag nit ku nekk nag da nga koy nangul li nga xam ne yàlla may nag ko mu defal la ko salaire yi tardé tul ASP yëpp nangu nañ ko. kon da doon tardé utam. waaw da doon tardé au jamonoy Pape Xaali Ñaan dañ daan toog ba ay le 18 du mois daaw ñu fayoo ko des fois dinañ dem ba beneen weer bi dee ñu fay ñu benn weer mu des mais DG Birame Faye ba mu ñëwee nag à la tête de l'agence wax dëgg fa yàlla il a fait tout de son possible. pour ñuy fayee ko au plus tard le 30. est-ce que li mu leen di fay salaire la Sow. non pécule la on ne parle pas de salaire on parle même de pécule. de pécule la ñuy wax seen ci seen taxes yi pécule la ñu fay wax. c'est-à-dire que muy ndàmpaay gi nga xamante ne. dañ koy jox le volontaire. comme expression bi loolu la. c'est le volontaire en fait. xam nga foofu fan la ma gën a poser problème. mooy même l'État du Sénégal et que l'agence. pour man ils sont dans l'illégalité ci sama xam-xam fi mu wet. parce que tey SMIC Sénégal. SMIC bi 58 900 la. donc ñoom li ñu leen di fay. c'est en dessous SMIC Sénégal. mais du fay en fait du salaire. moo tax man la état du Sénégal n'est pas en illégalité parce que du salaire. il parle de pécule en fait et de volontariat donc volontaire amul salaire en fait. du salaire mais ay ndàmpaay la c'est comme des indemnités en fait qu'ils perçoivent tous les fins du mois. mais aussi tamit volontaire pendant 9 ans aussi tamit est-ce que am na. c'est ça aussi c'est ça loolu aussi c'est une autre question bi nga xamante ne aussi. war nañu kaa teg ci kaw table bi. seen njaatige ñu ngi leen di accuser da ngeen jalgati yoon. statut bi nga xamante ne moom moo leen ëmb mayu leen ngeen grève sànq yaa ngi ko yuñ ci sa biir wax mayu leen ngeen def sitting mayu leen ngeen def dara donc tey jii nii yéen da ngeen braver loolu lépp ba tax na da ngeen xaar yeneen i sanctions yi nga xamante ne xëj na war nañ kaa mën a ngaal ci seen doog bi. bu fekkee ñu ngi xalaat fi ñu jëm ak ñoom da waruñu ñoo teg ay sanctions. daa am fi ngeen jëm ak ñoom. non parce que xam nga xeex. boo ci nekkee boo bëggee jàmm am da ngay woote jàmm mais xeex mënoo cee nekk ba pare ni ñiy xeex ak man dama leen di jéem a mettital wala damay xolli ci seen góom bi doo su wisaat ci alcool dañuy fipp te bu boobaa dana yóbbu foo xam ne bëgguñu fa yegg ak ñoom wax dëgg fa yàlla bëgguñu ko lii ñuy def nii malgré à notre volonté moo tax parce que dañoo xam ne bu ñu toogee dara du sotti ndax dañ ñoo yàgg di ñu nax dig du loolu dig maanaam dañuy dégg ñoom lu ñu dul def moo indi tey jii ci lu ñu nekk nii. article 35 boobu ñuy wax Ibrahima moom laa lay wax tey ji bu ñu ko teggee ci yoon. ñu jaarale ko en matière de droit concerné wuñu duñu ay homme de loi duñu ay paramilitaire tamit duñu ay paramilitaire nañu bàyyi xel ci loolu ñun xam nañu carrément ni dañoo jëloon article bi teg ñu ko tënk ñu ko pour maanaam ñoom ñu am leen maanaam ñun mun ñoo noot ca naka lañ ko bëggee nangu nañ ko c'est une erreur au départ. mais à l'heure actuelle on est conscient xam nañ ni carrément article bi tegul ci suñu kaw ci lenn te buñ fekkee dañ koy topp ci yoon ñu koy topp ci yoon buñ ñu topp tegee ci yoon mën nañ leen topp ci yoon tamit. mais est-ce que article boobu aussi bokk na ci seen plateforme revendicative bi pour ñu dindi ko.
article 30 mënoo leen ni tegul seen kaw parce que mu ngi ci seen statut. waaw xam nga actuellement. ci seen xeex est-ce que bokk na ci li ngeen xeex suñu xeex bi à l'heure actuelle ñu retiré article 35 boobu. xam nga suñu xeex bi à l'heure actuelle bi lan la. dañ ne dañuy signer corps spécial. corps spécial boobu lañ ñu bëgg ñu signer ñu ko. parce que corps spécial boobu bu ñu la ko signalee. maanaam yow la nga doon jooy lépp mën na ko faj. dootuñu jooyati article dootuñu jooyati pécule dootuñu jooyati santé ak yooyu. ndax corps spécial dëxañ nañ ko ñoom de telle sorte que ñun nuñ ko gisee baax na macha allah mais liñ ciy déplorer mooy retraite bi nga xam ne dañ koy def ci homme de terrain yi à 55 ans boobu lañ ciy déplorer parce que mënoo jël sa ndaw réew liggéeyal ko mu am 49 ans nga signal ko corps spécial nga ne ko dafa war a retraité à 55 ans kooku du bénéficier wu ci liggéey boobu. ci ASP yi am na ñu ci am 49 ans. waaw parce que moment bi ñuy dugg en 2013 amoon nañ 40 ans. mais loolu est-ce que dëppoo nag li teg ci wax aussi. waaw parce que xam nga looloo tax ñoom ñu ne duñu mën a dugal fonction publique te ñun aussi nous sommes conscients que ni mënuñoo dem fonction publique parce que fonction publique dafa am âge limite. te âge limite boobu ginnaaw ñoom xëcc nañu indi ñu ba fii. xam nañu ni loolu mënatul nekk. moo tax ñu ne kon dañ koy def corps les corps bi ñu koy def dañuy considérer comme ay fonctionnaires ñuy retraité à 60 ans mais 60 ans yi dañ ko beral ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci administration bi. léegi ñu ne 55 ans ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw te sur le terrain foofu la ñu ne nañu boole ñëpp ñu def leen 60 ans parce que ginnaaw téye nañu tey ji ba ñu doon ay màgget ci seeni loxo ndax ñooñu màggetloo dañ koy nangu bu ñu retraité loo à 55 ans man lu ma jàng-jàng ami diplôme keneen lu mu jàng-jàng ami diplôme mën na dal ci homme de terrain te bu boobaa du doon bénéfice ci kenn ci ñun moo tax ñu ne comme noonu la mbir mi fee lañ ko teg nañ ñu boole retraité loo ñun ñëpp à 60 ans lu mu néew mu bari ñu am ci tuuti bénéfice bu boobaa dinañ am allocation dinañ am IPRES comme niñ ko waxee masse salariale bi am nañu yaakaar ne xëy na dina baax parce que defuñu ko ci projet bi mais ñun jël nañu suñu dispositif yoo xam ne jarul ñu koy wax ñëpp di xam fu ñu jëm dinañ xam naka la ñu coordonné ba ñu yegg foofu incha allah ci kàttanu yàlla. depuis Moustapha depuis je pense que depuis bi coow li jibee ba tey jii nii amul kenn ki nga xamante ni ci kilifa yi la ku leen woo ngir bëgg a toog waxtaan ak yéen je pense que y a un dialogue de sourds entre ñoom ak seen i njaatige. ah est-ce que tamit kilifa yi xawuñu mer parce que bu ñu xoolee yàggul dara weer rek la bi président Macky Sall génn tamit àddu ci ñoom. c'est vrai le 21 janvier. voilà demandé non le 12. le 12 janvier oui demandé justement que ministre de l'Intérieur au plus tard la wax. juin 2022 ñu appliquer seen nouveau statut yi gannaaw bi ñu yokkee benn at ci seen mandat nouveau statut yooyu nag bëggoon na aussi bala ñooy continuer ñu xam lan lañ leen dencal ci nouveau statut yooyu bi nga xam ne au plus tard juin 2022 lañ ko waroon appliquer. waaw xam nga kilifa yi comme maanaam ndax jéem nañu waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom amul woon dëgg rek moo neex yàlla xam nga wax naa la fi def nañ fi lu nekk pour gisee ak ñoom. lii ma lay wax ni ban kilifa boobu bi ngeen def lu ne. seen agence wala ministre moom laa lay wax. en 2021. ba Macky Sall yokkaatee 1 an pour taxawal corps spécial bi. bañ mu ngi ko def le 20 janvier 2020 le 20 janvier 2021 la joxe woon conseil des ministres boobu. ni ci biir 1 an yi dinañ fi taxawal corps spécial. dañuy xool nu ñu koy rédiger. léegi ci biir 1 an yi bañ demee ba au mois avant ñuy dem au mois d'avril. dañu ne lii de. comme ginnaaw doon nañ ñu dig di ñu diggaat kon nañu xool naka la ñu mën a taxawee ci xeex bi balaa ñuy yegsi ci loolu léegi xeex bi xam nga nan lañ ko tàmbalee dañoo bind suñu mémorandum ba mu baax defar ko ba mu baax ñu adressé ko ministre de l'intérieur mi fi nekkoon Aly Ngouille Ndiaye ex ministre adressé ko fa Alioune Badara Cissé l'ex médiateur macha allah yal na ko yàlla yërëm adressé ko ko soxna Mayram Faye Sall adressé ko aussi tamit notre DG Birame Faye adressé ko aussi tamit suñu kilifa diine yi ñun def nañu de lépp loo xam ne dañoo yaakaaroon bu ñu fa jaaree dana tax mu baax si loolu la ñu njëkke tey kilifa diine yi dañ faa yabal ay nit yóbbu mémorandum bi dem fa jox leen suñuy mémorandum waxtaan ak kilifa yi ne leen dañ leen di wax ngeen ñaanal ñu Macky Sall lii mu namm ci ñun nañu ko defal parce que doomu réew mi la kilifa yëpp jox ñu seeni kàddu ne baax donc est-ce que amul yàqamti un peu ci seen combat bi tamit. non yàqamti amul. parce que bu la kilifa gi joxe kàddu aussi. non c'était en 2021. juin 2022 daanaka ay weer. non écoute s'il vous plaît. loolu c'était en 2021 laa lay wax. D'accord. c'était en 2021
maanaam dañoo bëggoon maanaam 2021 boobu nga xam ne da koo yokkoon 1 an bu ñu doxee wax ci kilifa yi wax ak moom kon décembre normalement bu jeexee début janvier koor gi dañ ko waroon a signé. mais ASP yi loolu lañ doon xaar. janvier bi passé aussi wax na ci encore. moo tax may wax da ngay déglu s'il vous plaît. allez-y allez-y léegi loolu laa lay wax ni la. bu fekkoon ni tey jii dox boobu ñu doxoon amoon na njëriñ. début janvier 2022 bi koor bi mooy fekk dañ koy taxawal signé ko signature décret bi ñu woote ko assemblée ñu signé ko comprendre nga. ASP yi loolu lañ doon xaar moo taxoon ñu ne nañu doxoon loolu balaa ñuy yegg si fii tey mais dox boobu ñu dox foofu xam nga lan moo tax sottiwul ñoom ñi nga xam ne dañoo jot suñuy mémorandum ñu yor suñuy acquis de réception fii ñu suñuy archive ñu denc dañoo jëlaat yooyu yëpp taxañ ko delloo waat ko waa direction ñu def conférence de presse le 9 avril 2021 ma nekkoon porte-parole bi wax ñu convoqué ma man à la direction ma dem wuy ji notre ex de DOP monsieur Babacar Badji ba ma demee direction mu ne ma bàjjan ci li ma lay dégg lan moo tax ma di la ci dégg li ngay def ñaaw na yow nga jiite xale yi wóolu la ba pare ngay dem di defi ay conférence de presse ma ne ko parce que fañ jëm ak yéen moo dalul suñu xel ñu bëgg a yëglu mu ne nii ngeen di yëgloo ma ne ko mais naka lañ war a mën a def mu ne xamoo leen li ngeen war a def ma ne ko non bu fekkee ni conférence de presse yëglu nañu journalistes yi wax ci médias yi jot ci ñu tasaare ko ci réew mi kilifa diine yi ñu nga xam ne jotoon nañoo dem ci ñoom ñu dégg nii xale yi ñu ngi yëglu dinañu wax ci suñuy mbir balaa muy kii looloo tax ñu def ko mu ne gis nga ci problème kilifa diine yooyu laa leen di wax mu ne dem ngeen ci kilifa diine yi wax ngeen fa jooy ngeen fa seeni soxla mu ne ma mémorandum yi ngeen bind suñu ministre yeeg suñu président Macky Sall ak ñeneen ñeeg ñeen consort go mais dañoo dëxëñ lépp ñoom yónnee ñu ko ñun waa direction ma ne ko ah bon mu ne ma wax ma ne ko léegi nag mu ne ma léegi damaa bëgg ngeen dem liggéey ci parce que ñun ñu ngi di liggéey ci corps spécial bi Macky Sall man de personnellement looloo tax ñu détaché ma ci agence bi pour ma rédiger corps spécial bi ma ne ko ah mu ne ma jour boobu maa ngi fa fekk un certain monsieur Touré mu woo leen man ak moom ci salle bi ak benn assistant ñun ñoo toogoon ci salle bi ce matin maa ngi dégg Léopold Gueye di wax ci RFM matin di wax naan moment bi ma monsieur Babacar Badji di woo c'est que dama fa amoon problème ba ñëw mu may woo pour di ma expliquer naan ma nangam man xamoon naa affaire koor gi damay dof man dof lu ma dina jàpp ma nit jaay laa xam naa bu baax fi may teg sama tam d'accord léegi ba loolu amee dinañ si ñëwaat léegi ñu defaral la micro bi incha allah n'est-ce pas donc ce qui veut dire que moom dafay rejoindre un peu li ma koy wax mais peut-être dégguma c'est-à-dire que dafa je sais pas yaa xamte da ci am parce que aussi dafa am benn processus bi nga xamante ne dañ ko déclenché ñoom depuis 2001 ba tey jii nii ba ñu wax ci en conseil des ministres ba ñu détaché des gens au niveau de la direction pour ñu saytu ci seen i ñu nekk ci seen i mbir en fait pour la création de ce corps spécial là mais bu ñu gisee tey jii nii ñu wàcc ci terrain bi def nii est-ce que aussi loolu du gàkkal liggéey bi nga xamante ne sumboon nañu ko ba noppi. man jàpp naa ne daf koy gàkkal donc jàpp naa ne effectivement jàpp naa ne tuuti yaa xam ci dugg na ci et que aussi même bu dee article 35 boobu c'est vrai que bu ñu ko tegee ci yoon ñoom mënuñ leen juger comme ay forces de l'ordre wala ñu tënk leen comme ay forces de l'ordre ba pare ci biir application bi ñu ne leen du ngeen ay forces de l'ordre donc duñ am benn reconnaissance bu di mel donc mais aussi lu mu bon ay agent de sécurité la am na aussi benn statut am na benn bët bi nga xam ne ak cër boo nga xam ne am nañ ko ci bëtu sénégalais yi donc je pense que état temps wu état ku ne xam na ne du dañuy wax rek mu jug dem création corps lu demee noonu du lu ñuy xëy rek mu jug dem comme que mois de janvier bi le président ci boppam addul ci boppam et jox instruction ministre de l'intérieur ne ko au plus tard juin 2022 juin 2022 su ma juumul 6-7 mois la bien sûr donc diggante boobu nga xam ne statut bi dina dugg 5 mois donc ñoom jàpp naa ne jarul woon ci diggante bi ñoom ak statut bi ñu am yépp ñu bravé ci ay interdit teggi ci yoon dem di def ay marché ak yu ni mel man jàppoon naa ne waroon nañu mën a delluwaat seen conférence de presse defaat seen mémorandum alerté waat continuer seen liggéey wala beneen mouvement d'humeur budul marché interdit parce que pour man kuy liggéey ci yoon du jalgati warul jalgati yoon surtout une marche interdite quand même surtout une marche loolu dafay xaw dafay foofu mu wax dama ko fay ñëw wuy see tey ji bu fekkee suñu mouvement d'humeur bi dañoo njëkkee 72 heures ñu pare ñu ñuy menacer duñ ne dañ leen di sanctionner parce que amoo leen woon droit di def 72 heures commencé di bind ay demande d'explication di ko jox ñenn ci ñun ñi
ñun union waaw muy grève bi ngeen njëkk a def. muy grève bi ñu njëkk a jox union bi jël benn demande boo xam da koo répondre au nom de l'union jox ko ñooñu ne déposer leen ko ñooñu déposer ko ñu am ay avertissement ci biir wax ji noonu ñu toog ne dañuy xool ñun ak ñoom fan la ñuy mujjee ak ñoom weer bu dee ba xam ndax pécule lañ ñuy fay wala duñ ñu fay pécule ci biir xaar boobu ñu def ay communiqué jàllale ko ci rajo yi ak télé yi mais xam nga lan la ñu toog di dégg ñu ne ah ñoom de dañuy coow rek gis nga seen coow du yegg fenn benn bis lañ koy coow mu jeex population Sénégal wax ci bu ñu paree ku nekk dem xëy nekk ci leneen parce que nit ñi taluñu leen sax dañ ñoo minimiser. fu ngeen déggee ci wax jooju noonu administration mooy wax loolu. administration moom moo ko wax. comprendre nga. man du ma waxantu administration moom moo ko wax. non c'est du bruit de couloir parce que plateau laa toog du ma bàyyi déglu du ma ni dégg naa xam naa ku ko wax xam naa ki ko wax. mais tooguma fi pour di jox ay tur mais xam naa ki ko wax. tey ji bu ñu demoon ba jusqu'à preuve du contraire danaa taxaw ni diw la bu fekkee toll nañ foofu. comprendre nga xam naa ki ko wax. loolu moom indi frustration parce que mënoo jël say employé di leen liggéey nga dégg ne ñu ngi ñaxtu am na lu leen naqari ngay jël ay sanctions commencé koo teg seen kaw ñoom ñu lay wan ne arrêté sanctions yi nga leen di xamal naa leen fi duñ dem fenn parce que lii ñuy woote nit ñi duñ leen ci fekk si parce que maanaam coowu benn fan lay doon moom moo indi leen. ba pare d'autant plus de 2022 bii xaaruñu woon Macky Sall di defaat 1 an mais ñun écho bi ñu amoon ni dañuy yokk 1 an du ñu signé corps spécial bi moo waraloon ñu toog waxtaan réunir suñu biir ba créer union bi. d'accord. comprendre léegi ba ñu ñëwee ci 2021 bi bañ defee mouvement bi ma Macky Sall ne yokku naa 1 an mais fii ak 6 mois bëgg naa ministre de l'intérieur xool nan la koy defee ba valoriser seen statut tubaab la ñuy làkk man sama ñàngat tubaab dafa am fond am forme bi boo ko déggee da nga naan 6 mois la fii ak 6 mois mais fond bi 1 an la fii ak 6 mois bu fekkee yaakaar ministre bi ci liggéeyam déclaré na ni moom pareegul après lan la ci nit man nit mënu ci dara 1 an yi dafay jeex parce que dañ naan carrément ci biir signature bi 1 an la. ñu ngi liggéey. waaw ñu ngi liggéey. moom quand même. léegi benn boobu loolu benn la ñaareel bi suñu inquiétude li ko gën a posé mooy. dañuy dem élection législative. joxe nañu date bi parce que dañ ñëwoon d'ici juin dañuy dem élection législative léegi date bi c'est au 31 juillet. ministre de l'intérieur moom ñu sant mu li saytu ci suñu statut moom moo yor élection législative yi ci biir Sénégal. war a li xooli ko code fichier bi. donc du am temps pour. amul jot nañu waxante dëgg. dafa jóge ci élection jëm ci élection loolu nag du raison. waaw mais dëgg dama lay wax rek. c'est des services quand même mais tamit xam nga y a des démembrements. waaw y a des démembrements mais aussi tamit mën nañ ko def comme maanaam teg ko prétexte aussi tamit dans le futur. d'accord. mën nañ ko teg ñoom it prétexte ni ce gouvernement santoon nañu wax dëgg fa yàlla bëggoon nañu mais tamit aussi lii daf ñoo tënk ak lii ak lii moo waral dañuy xalaat ay doomu aadama la. dañuy Jamako Traoré ñu ngi lay gërëm bu baax nga joxe sa kàddu gu mujj ñu ngi naan waxtu wi jeex na macha allah lan ngay tëjee waxtaan wi. waaw ñun li ñuy tëjee li may tëjee waxtaan bi boo gisee ñu kaas ci problème mu 50 000 yi. nee na Fatoumata Tall ministre de la jeunesse. daaw dafay génnoon ni képp kuy volontaire ci Sénégal sa salaire dafay dem ci 90 000 à 100 000 francs. te alors que on nous considère comme des volontaires. kon dañ ne kon foofu war nañ koo bénéficier woo parce que nous sommes des volontaires loolu la ñu wax. est-ce que loolu effectif na woon ci déclaration nee na Fatoumata Tall waaw nee na Fatoumata Tall sax am na ci benn paragraphe boo xam ne insisté na ci ASP yi sax ci la ñu bokk dinañ ci am seen wàll. archives yi ñu ngi fii ñu yor. léegi kon bu ñu xaaree ni loolu amul changement. Macky Sall dem yokkaat 1 an ci mois de janvier 2022 bi. kon doon nañu xaar au moins sax mu ne. di ngeen bénéficier wu ci volontaire boobu ñu ne yokk nañ ko de 90 000 à 100 000 le temps que ñuy revoir seen statut quand même. mais tamit bu changé wul statut bi moom ak ba def beneen décret d'application aussi mënu koo modifier ci diggante bi il faut que beneen statut bi dugg mu génne beneen décret d'application doxaat organisation yi pour mën a changer waat dara ci li mu leen doon fay. statut ban statut corps volontaire. waaw corps spécial bi. waaw il faut que boobu génn wala mu bëgg ko changer beneen xam nga tamit Macky Sall mënul xëy rek ne damay yokk. parce que président bu créé dara sax dañ naan tant que décret d'application ba génnul mënuñ ko doxal. décret d'application ci lay waxee ne nii lay tëddee. nii lañ koy organiser nii la ñuy fay nii la ñuy fay donc man je me dis juste comme maanaam dañu ne volontaire dafa war a fay 90 000 à 100 000 francs. alors que nous sommes des volontaires kon war nañoo dugg ci code de décret boobu d'application boobu normalement nécessaire wala nañ cee dugg même bu fekkee ni de l'autre côté
dañ ne dañuy signer corps spécial. corps spécial mais corps spécial bi taxawagul. ñu dugal leen ci ñiy dañ fayeeku 80 ak 100. en attendant ñu signer corps spécial bi bu ñu demee ba ñu signer corps spécial dootuñu bokkati foofu. boobaa suñu fonction statut la ñuy doxee. super loolu moo la waxoon kàddu gu mujj gi. bàyyi leen ci xel tamit ngeen bàyyi ci xel ngeen xool ko bu ñu ngi lay baax gërëm waaw macha allah man tamit maa ngi am cant ak ngërëm ci yow Ibrahima ak Mohamed Moustapha di rafetlu aussi tamit initiative bi ak opportunité bii ngeen ma jox ba ma mën a toog ci plateau bi am lu ma éclaircir lu bari ci suñuy njàmbat ma leen ciy sant di leen ci gërëm dañu ñaan yàlla mu jox ñu dig daje ba beneen yoon incha allah. merci beaucoup en tout cas wane na ni wax dëgg yàlla mu ngi ci mouvement d'humeur parce que rouge na. soxna Diamako Traoré ñu gërëm ko bu baax a baax ah ci leeral yi je pense que am na solo sëñ Moustapha. waaw am na solo di la remercier aussi Sow di remercier aussi soxna Diamako. donc toujours rek di appelé waat au calme rek di appelé waat au calme man sama vision mooy tout le temps nañuy apaiser dëkk bi. ok li ñuy kaas lu normal la seen statut dañ ko war a xoolaat. man jéggi naa sax problème mu salaire rek yooyu mais aussi di leen woowaat à plus de retenue que ñu tënku tamit xam seen statut déjà bii rek mayu leen ñu def yenn ni balaa ñoo toñar bi waaw mayu leen ñu jalgati yoon ndax ñu ngi toñar bi déjà ndax fi ñu nekk ñu ko tënkee ci yoon du yoon peut-être aussi fii ak juin daana rek lew état aussi ñu changé doxalin ci bañ tout le temps bu ñu defee politique populaire te defuñ mesure d'accompagnement ya ca war tout le temps lii lay ci fiasco lay mujj ci fiasco et que ci lañ nekkaat nii di leen xamal aussi que di leen appel parce que aussi ñii ce sont des Sénégalais ce sont nos frères et sœurs et nos compatriotes et qui sont en train d'être maltraités man à mon avis pour man ils sont maltraités comment li ñuy liggéey dëppoowul ak li ñuy ni fay même nit bu dee volontaire la xanaa boo koy neexal nga neexal ko lu jéggi SMIC bi yow miy état te yoon nguur te dañuy wax ne SMIC mooy fi salaire war a gën a tuuti Sénégal ñoom li ñu leen di fay moo gën a tuuti loolu donc même bu dee ay volontaire lañ waroon nañ leen mën a defaat beneen approche di appeler waat au calme di appeler aussi à l'état à la responsabilité di defaat appel ci direction ASP aussi à plus de responsabilité plus de retenue et plus d'ouverture et de dialogue di ñaan jàmm yàgg Sénégal di remercier surtout cette direction là on les invite en tout cas s'ils veulent parler ou bien s'ils veulent apporter des éclaircissements il y a pas de souci en tout cas Actu 221 est là et puis à leur donner la parole pour ñu expliquer aussi parce que dañoo tëju ci benn silence bi nga xamante ne ça commence quand même à un peu intriguer les Sénégalais gis nañu ab communiqué bu ñuy def menace ne voilà gars yi ñu ngi jalgati yoon et tout mais quand même il faut qu'il parle aux Sénégalais lan moo xew ñii li ñuy ñaxtu mu doon en tout cas ci li nopp mën dégg li xel mën a itam nangu ñoom en tant que seeni njaatige lan lañ si war di mën a doxee wala boog fu ñu toll ci liggéey bi nga xamante ni son excellence le président de la République dénk na leen ko bañ nekkee ci direction ba tey je pense que dañu gën a mën a yaatal waxtaan bi ak ñooñu surtout Moustapha jaajëf soxna Diamako aussi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci teewaayam tey ji mbokk yi itam ngi doon seetaan jërë ngeen jëf ñu rek gërëm aussi l'équipe technique ci seen xarañte macha allah jox leen dig daje incha allah beneen yoon ci yeneen waxtaan ci Actu 221